bisimila mbokki safo ITV bisimila ci xibaar yi ponk bi nag benn la gaynde yi jugee ci Égypte tersi tey ci réewum Sénégal ci aéroport Léopold Sédar Senghor askan wu takku ñoo ñëwoon nag tersu leen ñoom nag ba ñu ñëw ñi ngi ànd ak jëwriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram Matar Ba ci noonu nag yëkkati na fa ay kàddu loolu ponk yi bu ngeen taxiloo ñu daal di koy yaatal. asalaamaaleykum ni ñu ko junjee la ñu koy dooree gaynde yi nag yegsi nañ ci réewum Sénégal teertu gu màkk lañ leen amaloon fële ca stade ca aéroport du moins Léopold Sédar Senghor askan wu takk ñëwoon teertu leen wane it seen mbégte donte sax daal dinañ leen daan ci seen digganteeg Algérie taxul benn yoon askan wi daal di leen beddi ñoom gaynde yi nag ba ñu ñëwee gis askan wi kontaan nañ loolu waaye bi ñuy génnee foofee dañoo ànd ak ki nga xamante ne mooy jëwrin gi nga xamante ne moom lañu dénk wàllum tàggat yaram moom Matar Ba nag gis ne gaynde yi def nañ seen kéemtalaay kàttan waaye rek bu ñu buggee jël li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique foofu rek ñu am yenn coppite ñu def ci biir équipe bi dañu koy daal di déglu. ni ñu mobiliser naqar bu ñu mënoon a am day wàññeeku parce que ñun li ñu yóbbu woon mooy andi coupe bi jox ko waa Sénégal gis nañ Sénégal ni mobiliser woo ci campagne bi yëpp fu ñu taxaw drapeau yeeg lépp Sénégal nekk benn kon li ñu bëgg mooy nit ñi continuer. noonu liggéey pour le développement de notre pays mais pour le développement du sport li ñu gën a métti nag mooy xam nga mën nga dajeeg équipe mu mën la waaye ñëpp xam nañ ne li ñu produire ci Algérie produire ko notre meilleur match démb la woon waaye yàlla dafa dogal ne Algérie waroon yóbbu coupe bi loolu mën naa métti képp ku wuti woon pour sa peuple waaye ku gis ni nag sa naqar dana dañ xam ne ñi la yónni woon jëppiwuñu la kon bravo au peuple sénégalais. jamono ji ñuy arto nag ñoom gaynde yi ña nga ci seen cortège ànd ak jëwriñ gékk yeneen personnalité yi nekk ci réew mi wutali ci palais présidentiel foofee nag njiitu réew mi ngi leen di xaar ngir sargal leen waaye it delloo leen njukkal gannaaw ndam bi Algérie am ci kaw gaynde yi Sénégal yi askan wi ñenn ñi nag dañoo daal di mer ba fudd ñëwatina ñi nga xamante ne ñoo nekkoon fële ca fan zone ba moon ca JVC waaye nag gis nañ ne mbir mi moo jotagul képp am nañ yaakaar ne fii ak yeneen i kan réewum Sénégal dina daal di jël coupe bi andi ko fii ñu ànd ak Isidore Mobikabo. Sénégal daanoti na ci compétition officielle ci kanamu Algérie loolu doxoon seen diggante lu jëm ci finale Coupe d'Afrique des Nations bu ñu amaloon démb fële ca fan zone de Voie Sacré-Cœur supporters yëpp ñëwoon nañ ngir jàppale Lions yi de ñu mun a am seen trophée bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations. feet gi ñu ko doon tàmbali bu baax a baax waaye ca mujjanteel ba affaire gi daal di metti xol yi arbitre ba sifflé ñu commencé football 2 minutes lañ ca teg ki nga xamante ne moom mooy Bounedjah daal di dugal benn but loolu daal di yàq feet bi fii ci fan zone bi daanaka kenn yëngatootul ñu wéy di football Sénégal di wane xar kanam bu neex ñëpp waaye ba noonu mi-temps bi di jot Sénégal mënta fexe ba dugal but loolu nag ñenn ñi gis rek ne suñu continuer nii de xëy na deuxième mi-temps dina gën a neex. bon gis naa ne premier mi-temps moom premier mi-temps bu baax la même si que dañoo teel a encaissé but bi mais incha allah gëm naa ne deuxième mi-temps dina baax parce que changement yi nañ war a def maanaam Salif Sané dafa war a nekk si match bi concentré wu si match bi après incha allah tout ira bien quoi parce que man gëm naa ne incha allah coupe bi na ñëw Sénégal. bon li ñuy football dal na xel ah joueurs sénégalais yi li ñuy football dal na xel je pense que ni dañoo am dañu juum quoi ci ballon première balle bi nga xamante ne bii moo dugg mais dinañ revenir incha allah bu neexee yàlla ci match bi et puis dinañ dóor incha allah dinañ gagné. boobu le deuxième mi-temps ñu tàmbale ko Sénégal wéy di gën a attaqué waaye ba tey mënut a fexe ba dugal ñu dem ba 59e minute penalty arbitre bi sifflé ñëpp kontaan. waaye ca mujjanteel ba arbitre bi bu mu demee xool VAR bi daal di annulé bi les penalty ba noonu match ba di jeex Sénégal mu ngi def kéemtulaay kàttanam waaye mënut a fexe ba tey daal di dugal bii bi nga xamante ne moom moo naroon tax ñu égaliser noonu ba match ba jeex supporters yi am naqar bu baax a baax
waaye kontaan ci prestation bi les Lions. daa mel ni trop man Sénégal daa mel ni équipe bi daa am loo xam ne dafa nekk Sénégal moom di yàqal Sénégal quoi loolu ma yëm gars yi dañuy am équipe dañuy fubal bay bëgg a dee def tout fubal nañu bëgg a dee def nañ lépp mais équipe bi daa mel daa am loo xam ne daa am lu nekk Sénégal ñu yàqal bilaay dafa métti quoi. nekk mën naa wax ne wax dëgg yàlla Sénégal def na lu nekk mais nag ya Algérie ya équipe bu mag la maanaam daf ñu mën daal loolu rek la mais vraiment on a tout fait mais malheureusement c'est dommage. dañoo amoon confiance man maa ngi jógee ba Kër Massar ñëwoon fii di seetaan match bi. dafa mel ni daal dañoo bokkul ci football te au lieu que ñun am nañ ay talent yoo xamante ni saa su ne rek suñu yaakaar tas quoi. ca deux voies Sacré-Cœur ñu bëri ñu doon xaar fête bi nga xamante ne moom lañ naroon am Sénégal su gagné bi le final mujjanteel ga ñii dañoo toog ci suuf ñenn ñi daal di fab seen bagage dem ñibbi. Isidore Oumoubi Kabou yaakaar bu tas ak mbetteel it moo am ci université Cheikh Anta Diop foofee it ndongo yi dañoo dajaloo woon doon seetaanandoo jongante bi doxoon ci diggante Sénégal ak Algérie waaye loolee taxul benn yoon ñu beddi équipe bi dañ ci ànd ak Babacar Touré. dogal bu jib sa stade international bu Caire Sénégal ñàkkati raaya football Afrique bi ci kanamu Algérie sa université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbégte ak taaru supporters yi laata match bi mujj soppale ko ay nataal yu tiis ndongo yi di naqarlu lajjiku seen équipe bi. bon xanaa peut-être sant yàlla di sant yàlla bu baax xam ne ndam ak défaite ñoo ànd. maanaam dañoo am déception bu rëy parce que perdre nañ encore une fois pour la deuxième fois depuis 2002 ñu ñëwaat ba 2019 pertaat li nga xamante ne mooy coupe bi. waaw défaite bi dañ koy méttitlu mais dañ siy sant yàlla d'abord parce que suñu borom moo ñu andi ba may nañu kàttan ba ñu teewee final bi parce que suñuy moroomu africain ñoo doon fubal yàlla def ñu toog ñun ñu ñëw agsi ba final kon dañ siy sant yàlla. li waral ñàkku gaynde yi ñu am ci ay xalaat yu wuute ñenn ñi dina xarlu seeni taxawaay. équipe bi tamit waroon na mën a gën a jouer parce que algériens yi suñu premier match de poule la ñu commencé def ay provocation malheureusement. gaynde yi répondre wuñu donc crié wuñu ci arbitre bi mais aussi crié wuñu ci joueur algérien yi looloo permettre tey ñi nga xamante ne moom. ñeneen ñi di gis leneen. ñun dañu ñëw 2002 am épisode bi fi xewoon ñu ni ñu am na ñu tooñ ay kilifa diine c'est une vérité nañ ko nangu am na ay nit yu dem tooñ ay kilifa diine pourquoi pas les acteurs du football le ministre même les joueurs ñu xool nu ñuy def dem kilifa diine yi ne ci réew mi ñu dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu ñaanal équipe bi. parce que bu ñu nangul yenn yi aussi dañuy gën a dem affaire bi di gën a metti. 2002 2019 ñaari raw gàddu Sénégal jongante ko te amagul benn raaya. kañ la sunu gaynde yi war a gàlloo seen bidéew bu njëkk ci Afrique lii di laaj bu ñëpp taxawal. boobu lay laaj lañu samp fële ca centre ville bu Ndakaaru ndax ba ñu jugee ca université Cheikh Anta Diop foofee la ñu wutali askan wa fa nekkee gannaaw ba nga xamante ne jongante bi jeex na génn nañ ci mbedd yi wane seen naqar waaye taxul it ñuy xas ak ñaaw yëkkati kàddu yenn kàddu ñaaw te fii jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñooñu Aliou Cissé yi li ñu gis nag mooy yenn coppiteef mënut a ñàkk ci bile équipe bu ñu buggee jël raw gàddu gi dañ ci ànd ak Omar Kane. ñu bëri waxoon ni Sénégal moo nekk grand favori ci CAN 2019 bi Sénégal lajj démb ci kanam Algérie mu mel ni ci ñenn ñi gaynde yi dañoo manqué xadar. bon li manqué ci match bi pour man c'est voilà daa nekk loo xamante ne plus de rigueur moo ñu manqué en tout cas xadar ñu koy waxee ci wolof parce que naar yi dañoo ñëw indi xadar en tout cas mu nekk loo xamante ne daa mel ni ñun ñoom ñoo ñu gën a bëgg match bi. ci gis-gisu ñeneen gaynde yi joxe nañu lépp lu ñu amoon. waaye dañoo manqué chance. parce que lépp lu leen waroon def nañ ko ci match bi ci CAN bi wane nañ fulla wane nañ jom peut-être Algérie daf ñu ëpp tey chance ñëw gagné ñu mais nekkul mën-mën nekkul dara dañ leen di féliciter daal xam ne daal li leen waroon yëpp def nañ ko peut-être ndam moo amul tey rek. match bi boo ko seetaanee commencement ba fin da ngay gis ne Sénégal moom moo joxe lépp lu mu am comme nuñ koy waxee rek on est tombé les armes à la main quoi. waaw tey moom lépp lu ñu waroon def nañ ko mais nag yàlla moo dogal ne défaite day am rek défaite am boo gisee. c'est une finale yàlla mooy dogal aussi yàlla dogal Algérie jël ndam bi mais aussi ñu bàyyi xel ni les Lions ils n'ont pas démérité ils n'ont pas démérité joué nañ match bu baax wax dëgg yàlla prestation bi ñu gis nii tey moom
bon man franchement parlant dañ maa bett quoi bon joué nañ pendant 90 minutes boo seetloo Algériens yi bañ dugalee seen biir ci lañ pare ca match bi gars yi ils ont donné le maximum mais puisque yàlla mooy dogal moom bon jox na leen ndam aussi gars yi ñoo ngi leen di encouragé bu baax wax leen ñu defarwaat franchement parlant on est content ba nit ñi accès fii dañoo kontaan ci gars yi seen prestation. mu mel ni kon waruñu am benn naqar ñenn ñi jàpp ni dañoo war a jàpp groupe bi te nekk di waajal compétition yi war a ñëw. ñu bàyyi leen bañ a tas groupe bi bañ leen a frustré ñu projeté aussi yeneen compétition yi bañ a tas groupe bi te bañ di xas Aliou Cissé du genre def na lii waroon na def lii problème Sénégal problème majeur bu ñu am ñun Sénégal mooy bu làmb amee ñëpp ay mbër lañ bu football amee ñëpp ay coach lañ. mel na ni sénégalais yu bëri tourné nañu page u CAN 2019 bi mu nekkoon CAN boo xam ni gaynde yi Sénégal yi ñoo nekkoon grand favori. bu fekkente ni am na ñeneen ñuy wéy di naqarlu la jub gaynde yi ci kanamu Algérie ñuy askan wa nekkee ca banlieue gannaaw benn fan ba gaynde yi ba leen Algérie daal di daane ñoom ña ngay wéyandi ba tey di dund ak seen naqar dañuy àndal bu daal ngàcc moom ñi teewal foofee ca banlieue bu Ndakaaru. ginnaaw défaite Sénégal ci kanamu Algérie banlieue bi yeewu ci naqar ñenn ñi jàpp ne Algérie démb moo gënoon mérité équipe bu Sénégal. Sénégal bon amul équipe bu mag boo xamante ni gañ na ko ci CAN bi quoi nag rek dóor nañ ay Bénin ay Ouganda mais tamit vraiment footballu naar yi moo gën a jaar yoon te Algérie fu mu jaar parcours mu def ak Sénégal parcours mu def bon bokkul quoi. supporteru équipe nationale Sénégal bi moom dafa jàpp ne sénégalais yi ñoo déggoowul seen biir moo tax mënuñu jël coupe bi. ñooy xañ seen bopp quoi am ñoo xamante ne ànd nañu équipe bi am ñoo xam ànd nañu équipe bi comment nga te fii pour ñu def résultat pour ñu résultat am lu ñu bëgg moom wax dëgg yàlla moom fi xol yi nekk benn. ginnaaw bi Sénégal ñàkk coupe bi yenn supporters yi jàpp ne loolu du dara mbir mi équipe bi def na lu mu war a def dañoo war a gën a liggéeyaat. dëgg yàlla parcours bu baax lañ def xëy na tamit bon yàlla moo dogalagul quoi waaw mais amul dara lu ñu leen di rapproché waaw aussi tamit di kontaante si CAN bu ñu def parce que tamit dañ naan bu ñëwoon tamit du gën ci ñun quoi. waaw tamit yàlla moom lu mu def rek li gën la quoi. di leen féliciter rek parce que Lions yi moom ils se sont donnés à fond waaw Aliou Cissé moom gars yi dañuy critiquer joueurs mais ils ont rien fait donc amul leen lu ñuy def lu leen féliciter di leen encourager xam ni c'est l'Afrique qui gagne quoi. bi yoon tamit Sénégal mujjeewul jël sacre continental bi mu doon déception boo xamante ne metti na ñuy yeewoo fii ci banlieue bu Ndakaaru waaye ba léegi ñu ngi continuer di jàppale équipe nationale. ñu jóge ci banlieue bu Ndakaaru teli cité Soprim dem ci njabootu Aliou Cissé ki waajuram gannaaw nag ba ñu seetaanee boobu lay jongante waajuram bu góor nag yëkkati na ay kàddu jëmale ci équipe bi gis ne def nañ prestation bu mucc ayib waaye nag dafa nekkagul chance su Sénégal ngir mu jël Coupe d'Afrique des Nations dañuy daal di déglu Pa Cissé. C'est la loi du sport waaw ñun dañu bëggoon gagner indi coupe bi. ñoom tam ils sont préparés pour gagner coupe bi yàlla atte yàlla jox leen comme yàlla jox na leen neexuñu mais nañu nangu ndogal yàlla waaw ay xale lañu ils sont très jeunes ils ont l'avenir devant eux pour chercher le bonheur donc yàlla mën na leen suñu guddee fan seen bés su ñëwee comme Algérie seen bés tey ñëpp dinañu bëgg. ku nekk ak li sa xam-xam màcc kii moom day yëngatu ci wàllum tàggat yaram bu baax gis ne nag bu fekkente ne gaynde yi lajj nañ dafa fekk ne dañoo bàyyiwul xel ci yenn détails yu ndaw yi li mu gis mooy foofu rek ñu jàppale leen bu baax rawatina ci li ñu dippee encadrement psychologique di waxtaan ak ñoom te it di leen teete bu baax ki doon waxtaan ak moom mooy Cheikh Assane Fall. but bi ñu jël ci ñaareelu simili ci final bile nekk na loo xam ne andil na jafe-jafe lu rëy équipe nationale bu Sénégal ay gaynde yoo xam ne dañoo daanu ci piège bi coach Fenech yi lay moom tegal leen. Je dirais tout simplement que hier donc on n'a pas su gérer cette émotion après bu ñu jëlee un but matinal il fallait ñu am équilibre pour mën a gérer gestion ballon bi mais finalement loolu moo ñu xaw a manqué et puis on a tout le temps voulu passer par les côtés mais il fallait essayer de déstabiliser le bloc défensif algérien pour jaar de façon beaucoup plus axiale mën leen marquer but.
parce que c'est un regroupement défensif très solide boo xam ni ñoom il mise sur le côté axial n'est-ce pas fa la ñuy gën a regroupé wu di la bàyyi excentré yi maintenant soo fay jaar tout le temps da nga am difficulté et puis lu ci mel ni Gana Gueye il a été noyé dans le milieu de terrain donc je pense que suñu défaillance bu gën a rëy mooy au niveau de la récupération des ballons on a vu que Guédioura Ben Nasser ils étaient trop durs sur l'homme te ñun on a perdu les duels. ab défaite boo xam ne tamit day wane yeneen jafe-jafe yi am ci formation bi. ñun dañoo am un problème donc de mental qui revient c'est-à-dire suñu la jiitoo Sénégal suñu ko jiitoo souvent dañuy nekk dans une turbulence dans des difficultés donc loolu c'est des éléments à revoir dañ ko war a donc intégrer ci formation bi maanaam accompagnement psychologique bi xale bu muy nekk xale bay màgg moom un certain nombre d'accompagnement bu koy prendre en compte soo jógee ci accompagnement bi tamit la formation ñu xoolaat ko parce que d'habitude joueurs yi ñu gis championnat bi mooy joueurs yi jógee ci nawetaan ñëw atterrir championnat bi mais il faut qu'on ait sur les centres de formation jël xale bi à bas âge di ko former muy màgg ak loolu su ko defee mu assimiler beaucoup de choses avant de devenir un joueur professionnel. Aliou Cissé ak équipe am bile nekk ab groupe boo xam ne am nañu ba tey ëllëg ci équipe nationale bile. man je préconise à ce qu'on maintient Aliou Cissé et son groupe s'il le faut parce que il faut travailler dans la continuité tey on a vu des coachs yoo xam dañ leen doon critiquer mais après bu ñu liggéey un travail colossal on les a vu quand même sortir avec un trophée donc mbir mi noonu lay demee football moom du tout le temps ngay gagner. Mais avec ce qu'on a montré dans cette CAN je pense que ni suñu amélioré mën nañu am des résultats positifs. quart de finaliste ca 2017 finaliste ci 2019 Aliou Cissé moom ba léegi gisagul stratégie bu baax bi mu war a teg ngir andi coupe bi fii ci mim réew waaye sénégalais yi ñoom ñoo ngi dundee yaakaar ba léegi ak lu ñu mënti bëri ay ñàkk-ñàkk. yaakaar googee nag mu ñu wutali ci 2021 ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy war a amal fële ca Cameroun Sénégal nag ñu ngi bokk ci poule yi war cee bokk ak ñi di Congo Guinée-Bissau waaye Eswatini la ñuy bokkal boobu les poules leneen it ci biir xibaar yi mu beneen ponk Juma Masalikul Jinaan bu nekkee ci Colobane ñu fas yéene ko dalloo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu ñëw ngir nag bërëb boobee daal di set mucc ay moo tax taalibe yi ay bés yu nekk ñu daal di fay dajaloo ngir seetal ko loolee tàmbali nañ ko tey jile ci samedi bi Cheikh Salit mu nga fa woon. jumaay Masalikul Jinaan di waaj ubbiteem ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu dëgmal saa si tembe nag ñu ngi nekk seetal gu mag ngir waajal bis boobu. mu am nag ay dépôt yu bari yu fi am yoo xam ni moom la ñu woo mbokk taalibe yi pour ñu man ko fee dégager ba nga xam ne bii. tabarkàlla des na ci bu ñuy ubbi jumaa ji nga xam ne ñaari pàkk yi day doon pàkki jumaa ji yoo xam ne dinañ ko mën a utiliser ndaxte fii jàllu suuf yi nekk xam ngeen ni fi la ñu naal bëgg fay def institut de recherche Cheikh Ahmadou Bamba ci wet gee lañ ko bëgg a def donc nga gis ni jàllu suuf yi tabarkàlla moom la ñu dajale woon nag mbooloo mi pour ñu fexe nu ñuy def ba nga xam ne bii des na ko mën a këpp fii tamit ci côté bi tamit gis ngeen ni mu defee ay montagne daanaka suuf moom la Poquelin bi di bëgg a jël ndaxte fii tamit dafa am lu ñu fiy naal mu lu dem ci maanaam yeneen i xeeti tabax loo xam ne jumaa ji dina ko soxla. jullit yi taalibe yi wuy si nañu si mbooloo mu takkoo takku si bi la wootee. boo gisee fii ñu ngi ci chantier yi di nettoyer li wër jumaa ji yëpp ndax ci biir moom set na ba ñu tëj ko. léegi ci biti nag la ñuy setal nii ba mu set wecc. ñun amul leneen xam nga ñuy def toog rek ndigal jëfe ñu aaye ñu ba loolu lañ fi nekkee dañuy bàyyi suñu lépp bu Serigne Touba soxlawee. ñu ngi woo daal suñu mbokki jullit ak mbokki taalibe yi ni ñëpp ñëw ndax liggéey Serigne Touba liggéey jariñu la. xam naa ni nag liggéey bi du doon liggéeyu benn fan du liggéey doon ñaari fan dañuy jàpp ni rek dañoo tàmbali tey samedi di ñaan mbokk taalibe yëpp ba ñuy ubbi samedi bu ne ak dimanche bu nekk ku ko man loo am ci jumtukaay nga indi ko ngir ñu taaral jumaa ji taaral yi nga xam ne booy mooy pàkk yi nga xam ne ñoo fi ne. diggéel yi joxe nañu ko kon seetal bi dinañ ko wéyal ayu bés yu nekk maanaam gaawu ak dibeer ju nekk fii ak ñu yegg ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci saatu mbar. foofee ca Masalikul Jinaan la ñuy desandi ba tey ca wet ga nag amoon nañ fa jàngal alxuraan ay téere alxuraan yu bëri ñu daal di ko fay wàcce ci ndigalu xalif général des Mourides loolee nag ngir ñu am nawet bu mucc ayib dañ ci daal di déglu ki di Modou Mbaye Samb nekk chargé de la coordination ci micro Cheikh Sall. ginnaaw nag waxtu wi toll na fii te bu ma saa toll fii ku ne xam na ni ndox bari na te tey ji ndox maa ngi ni teg te yàlla wax ci alxuraan ni astaghfiru rabbakum innahu kaana xafaaran yursilu sama alaykum midraaran
balaaye ji jeex yàlla daal nee na tuub leen bu ngeen tuubee moo wàcce ndox comme nag moom mi nga xamante ni moo nu gën a gis gën noo jege gën noo xam su joxee ndigal la di sunu njariñal tey ak ëllëg kon ñun ñëpp dañuy mën a daje fii nag jëfe ndigal li moo tax jëwriñ Mbàkke yu fay wax ni mboolem ku yaakaar Xaadimu Rasuul na ñëpp yendu Masaalikul Jinaan ñu jàng alxuraan tuub ñaan yàlla sant ko boole koog nag tudd ko looloo tax ñu daje fi kaamil yi nag liñ ma joxagoon ci lim nekk na ñeent fukki kaamil ak ñett am naa yaakaar ni dana ko ëpp ndax ngoon jotagul waaye luñ ci jàng rek ñoo ngi koy joxaat sëriñ bi mu tegal nu ko ci loxol sëriñ Touba mu tegal nu ko ci loxol suñu borom jéggulu ko moom ndax moom waruñoo tooñ te moom mu ne fi. bàkk ba jib na xibaar yi bi ci xew daañu yóbbu ca Algérie Tunisie Congo ak ca France dañ ci ànd ak kii di Babacar Touré. ginnaaw ñaar fukki at ak juróom-ñeent yu mu toog di xaar Algérie mujj na am ñaareelu Coupe d'Afrique des Nations ci démb Fenech yi dañoo mujj dóor équipe nationale bu Sénégal ci benn bal ci dara ci guddi gi yépp nag daanaka dañoo continuer di wéyal seen fête gi. ci République démocratique du Congo mbootaayu xeetu Union africaine dafa digle pour ñu wéyal di jox ñi nga xam ne ñooy congolais yi seen titre de voyage ak ñi nga xam ne sax ñooy gan yi fay dugg ak di fa génn loolu nag neexte sax feebar bii di Ebola mu ngi ca dëkk ba ki nga xam ne nag moom mooy chefu centre africain de contrôle des maladies ginnaaw démb bi mu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ca capitalu Éthiopie bi di Addis Abeba suñu sukkandikoo ci ay kàddum yooyu xeeti mesure daanaka duñu am benn njëriñ. ca Tunisie moom limum ñi nga xam ne ñooy daw làqu yi dañoo yokk ci diiru benn at lii nag ki ko xamle mooy forum tunisien des droits économiques et sociaux di benn ONG suñu sukkandikoo ca ka yor kàddu ga di Romdan Ben Omar limum ñi nga xam ne nii tert na lañ ca frontière jógee na ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci 2018 dem ci junni ak juróom-ñetti téeméer ci 2019 ba tey bu ñu sukkandikoo ci ay kàddum mën naa am ñeneen ñoo xam ne dinañ dugg biir Tunisie. ca diwaanu France enquête assemblée nationale ba daanaka setal na François de Rugy moom mi nga xam ne moo jiite woon assemblée nationale ba Mediapart dafa génne woon ay révélation ci ay dîner privé yi mu doon organisé bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi France 24 joxe dîner yooyu daanaka ci wàllum liggéey bi la woon yi lay xeeti accusation nag ginnaaw bi ko Mediapart defee moom moo waraloon sax ki nga xam ne moom mooy ministre transition écologique démissionné woon. yegsi nañ ci ponk bu mujj bi di gëstu bés bi tey di ñu delloo ci aada ak cosaan ak li nga xamante ne mooy kasak nekkoon ak mbaax ci mim réew waaye teg ko gët jamono ji doon na lu jafe ndax bu njëkkaan booy génn néegu góor sax moom lañ la doon defal askan wu takku daal di ñëw moo xam njaboot geek waa koñ bi fu mu toll nii nekk gis kasak doon na lu jafe lan mooy kasak lan moo ko tax a jóg ak ban njëriñ la mën a jural askan wi des ci ànd ak Badiane Xamatulay Diop. kasak di xew-xew bu am solo ci doxalin ak yarum xale yu góor yi kasak wala ngomaar ci wolofal mu ngi am ci diiri fanweeri fan di méngoo ak ubbiteewum lël. balaa ñuy dugg sax ci kasak bi dañuy dugg ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu lël ndaxte lël dafa am loo xamante ne moom lay def ci góor ndaxte foofu mën nañ wax ni moom mooy première responsabilité bi nga xamante ne moom moo lay génne ci ndaw di fas yéene la dugal ci mag waaye am na lu muy def ci góor ndax bu njëkk dañ daan jël góor ñi dajale leen ñu koy def maanaam les grandes vacances période boobu lañ ko daan def muy dem ci 30 à 40 jours ngir ñu mën a regrouper xale yépp ci période vacances ñu daal di leen jël nag dugal leen néegu góor ñu koy wax lël dinañ la dam xamloo sa dignité xam loolu sa ngor xam loolu sa jom xam loolu fi nga bokk ak li la war ak li la ñàkk bañ a war 2 mois à 7 ans te 2 mois à 7 ans moom amul lenn loo xamante ne mën nga ko fàttelu xanaa lu weesu ay kasak te ci kasak yooyu nag pecc maag way ma képp nga ciy mën a jël waaye nag na mu daan def ci bu njëkk ci âge u 15 jàpp 16 dem 20 ans loolu day fekk ne luñ la xas a def sa bopp bi di nga ko màngaale muy ay valeur
Cheikh Fall di koo xam ni xam-xamam màcc na ci wàllum kasak jamono ji ci li muy yëngu doon na lu tumuranke ci mim réew. kasak importance bu mu am si wàllu njulli da koy fàttali chaque jour ne ko jour bi si laa nekkee góor bu demee ba nekk màgget tamit dina fàttaliku jour bi ñu ko doon kasakal. waaw mën nañ ko tëgg si biir mën nañ ko tëgg si biti. moom buy jóg dafa am benn woy boo koy woyal bu kii rek bu jongoo ba si suba si wala si guddi gi mën nga ñëw woyal ko benn woy moom woy boobu sax boo ko woyee la plupart ñu ma ko woyal yëpp dañuy doon jooy. takko fawul takko reewul kii mat na góore ndeysaan seyande mbooye yaayu mbar njaay sakal saraxe kii mat na góore ndeysaan seyande mbooye waaw seyande mbooye. kasak doon na lu mënta ñàkk ci dugum néegu góor waaye fan ñuy toll nii li si ëpp si wàllum lal ñu gën koo xam ci xarafal ñu ngi koy amalee ci kër docteur ya. jamonoy dox andi li ni mel bàjjen xibaar yi fii lay daal di buuree jaajëfal leen ci teewlu bi 19h45 ngeen ànd ak Khalifa Diakhaté ci le journal en français laata loolu nag ngeen am xibaar yu jëm ci wàllum jaww ji wasalaam.